am habitude di ko seq tey ak Boubacar. Waaw. mais jamono ji mu nekk ci yitte. waaw xam nga moom tam dafa bëri tës mu ngi noonu daal. ku bëri tës la daal. Boubacar alors dige bor la kon xam nga démb am na benn waxtaan boo xamante ne ubbi woon nañu ko. Waaw. ci Mbaye Guèye. Waaw. nga xamante ni moom mooy Mbaye Guèye Tigre de Fass suñu borom moom ko ni ki samedi bee ñu génn. Waaw. ñu bëri doon dikkaat ci ki nga xamante ni moom moo di Mbaye Guèye mais démb ñu commencé woon benn waxtaan boo xamante ni mu ngi déparé d'abord ci. Fass. waaw ni mu doonee Fass d'abord. est-ce que loolu mën nga ci dikkaat. waaw xam nga soo bëggee xam woyu Mbaye Guèye mënul yem ci làmb kese ndax soo jàppee jamono ji mu ama Mbaye Guèye 46 la judd. moom tàngi tubaab ba. li indi Médina d'abord parce que Fass dolli Médina la. xam nga daf fi am mbas 1914 tubaab yi ne daal ni ñu ñuul ñii ak seen ay melokaan nañu xiddi yóbbu leen mooy peste bi. waaw peste bi. yóbbu leen Tilène xam boobu àll la ay til ñoo fa nekk chacal. ay til ñoo fa bare ñu ne nañ leen yóbbu kii Médina dégg naa pour ñu génne leen biir Dakar sax jot nañ fa taal ay kër xeex ba police ak yooyu yëpp. Alaaji Malick Si moom moo mujj wax ak kilifa lébu yi ba ne leen parce que foofu Ponti lañ ko doon tuddee ñu ne moom sax Médina lañ koy tuddee. voilà mooy dëkku yonent beeg yooyu. moom daal moo naxanteeg ñoom ba ñu nangoo dem foofu xam nga boobu ay côté ay Petersen ak yooyu usines yi fa lañ nekk. donc mu am ay gox-goxaat ay kii ay koñ yoo xam ne. ñi doon jóge ci àll bi ci kaw gi ñëw wala même xam nga comme 46 boobu Dakar. mu doon capitale AOF. c'est-à-dire ñi doon jóge ay Bénin ki dëkku ñag yeeg yooyu. sax dañuy doon ñëw Dakar di wut si. ci la ñu sancee dëkk yu ndaw yooyu. ay fii mi ak ay kaw fi ndiw ak côté yooyu. ñoo nekk booru Petersen ak autoroute bi usines yi fa lañ nekkoon donc ouvrier yi néew doole yi ak ñi doon liggéey foofu côté yooyu lañ doon dëkk su demee nag ba fees dell. dañuy sanc feneen Fass noonu la juddoo dans les années 40. Fass moom foog naa ay 45 46 Mbaye Guèye ak Fass presque ñoo maase. waaw. mais jamono boobu ci ni nga ko waxee kon mën nañ jàpp ni Fass li ñuy tuddee bidonville la woon. non bidonville la woon. non mu xam nga Médina sax tubaab bi daf ci def ay infrastructure defar na ci ay tali defar kii ak yooyu léegi bon amoon na ay kër tabax amoon na yooyu yëpp Fass dama ne la bayal la woon. da ngay ñëw ñu nekkoon foofu lébu yi newoon ñoo moom foofu ñoo lay xajal tuuti. genre fàq dëkk ñëw nga am tuuti nga am benn zinc ak planche daaj dugg tëgg. foofu maanaam soo jógee woon ci kaw gi commencé xam nga soo jógee ci kaw gi wala nga ñëw ci sa mbokk dañ lay dalal tuut mais dañ lay dalal nag xam nga gan moom du fa yàgg. ba nga commencé góorgóorlu nga uti foo dëkk Fass nag. soo doon ay 1500 francs ay 1000 francs soo amoon loolu moo doon sa njëg pour nga am lois ak yooyu. ay Fass nga doon dem parce que moo gënoon yomb yëpp te sorewuloon trop. loolooy Fass maanaam Fass amuloon robinet. amuloon lampe amuloon tali amuloon dara. dañ ko bàyyi woon moom noonu. bokkuloon ci dara c'est-à-dire munoo amul adresse amul dara. Mbaye Guèye foofu ngay jàpp foofu la génnee moom. mais ñu gis ni moom jàngul français. alxuraan peut-être waa alxuraan la jàng mën nañ jàpp ne xëy na peut-être ci milieu bi mu ko fekk la kon donc c'était pas facile ngir mu am benn tour ci koo xamante ni peut-être ci condition yooyu la nekkoon. dama ne la waxuma la moom mais koñam ci boppam moo amuloon tour maanaam. dañ leen boolewuloon ci dara xam nga yooyu mer. te xadaru Mbaye Guèye frustration la xadaru Mbaye Guèye day firi tawatu askanam maanaam néew doole gi
nekkoon foofu nga xam ne kenn faalewu leen te soo xoolee Mbaye Guèye ni mu doon taxawee ngay xam ne kii dafa am lu muy lànk bañkat la woon ci lépp su ñu nee lii kenn du ko def mu def ko Mbaye Guèye par exemple xam nga mbër yu bari dañu amoon yeneen métier moom daf mbër la ma sa ne moom def lamb waaw mu moom doon dafa métier kese exactement dafa commencé di mbappat ak yooyu dégg naa ay côté Rufisque ay yooyu ay Pikine fa la tàmbalee di mbappat ba nag commencé ñu xam ne kii mbër la ca la demee nag quartier dem armée def fa 18 mois dellu si ca la nag tàmbalee di bëre mais gis nga bayreem li ko njëkk lu ko gën a indi mooy dafa siggil benn tund lëmb maanaam tey soo newoon Fass balaa Mbaye Guèye da ngay ne Fass daal mango mais pourtant jamono jooju Fass amoon na mbër yu fa nekkoon dama ne la arène yëpp presque biir Fass la nekkoon ay Maxari Caam amoon na 5 arènes oui yoo ci biir xamante ni ñu ngi fa woon ba ci fii station bi nekk léegi ni foog naa moo doon Maxari Caam arène sénégalaise bëri woon na lambu tukuleur lambu séeréer lambu joola yooyu yëpp amoon na fa mais xam nga loolu yëfi neegar la woon maanaam jamono jooju soo tubaabeewul bokkuloo ci dara d'accord xam nga dañ la dul faale sax duñ doo am liggéey boo xam duñ la boole ci dara Fass waxuma la sax Médina sax dañu naan jot nañ ko sañ ca defar fii tuuti ak yooyu Fass mooy bayal boo xam ne maanaam mbalit la woon rek fi ñu fa sànni ay nit gëdd bi mu jox Fass maanaam jamonoy Mbaye Guèye soo ne kii waa Fass la li ngay njëkk a xalaat mooy kii am na fayda xeexkat la parce que daf ko incarné maanaam bi ñuy tàmbali xam nga moom Mbaye Guèye sax moo toj foofu Maxari Caam parce que dafa doon ci bañkat bi soo ko nee ñëwal heure bi mu tardé musul ñëw waxtu soo nee moom 5 heures anticonformiste la quoi non soo nee woon 5 heures mu ñëw 6 heures te kenn du dem dañ koy xaar parce que moom la woon dafa doon incarné li nga xamante ne mooy leadership bi ak nekk star ci ñii doon fayeeku ay mbëri ay 60 000 ak 100 000 lañ doon fayeeku moom ay 400 ba 1 million moo ko fi njëkkee mais lan moo ko mayoon loolu mooy li ma la wax xadar bi dafa doon indi tawatu askan boobu yëpp ba pare xam nga boobu jamono Sénégal soo tubaabeewul doo ko donc moom à travers la lutte il portait révolution culturelle la fi indi d'accord gis nga làmb yi nekkoon biir Fass ak yooyu xam nga ruq yooyu ñi ki yoon daawuñ fa dem genre kii marginal la woon c'était même pas un sport dañ ko jàppoon ni daal ñi nga xam ne daal ñu ngi fii mën nañu def seen ruq di def seen ay làmb ak yooyu ñun faalewuñ leen moom moo génnee làmb ji ci ruq yooyu yóbbu ko stade xam nga d'abord arène Maxari Caam dégg naa benn làmb dafa naroon bëri xam moom day tànn donc cumukaayam fi mu ko doon teg dégg naa dafa ñëw gars yi teg ko fu mu nekkoon moom du bëri daal di ne nañ dem gedd supporters yi kii xeex yeeg yëpp ñu toj foofu yëpp ba pare woon na ci mais bi ñu demee nag bay tëb ay làmb nga xam ne moom xajuloon ci ay kii ci la ñuy doog ne nag nañ leen yóbbu ci stade yi kon donc làmb ci biir stade loolu c'est grâce à oui Mbaye Guèye bon ñoom Robert Diouf ak yooyu amoon na ay commencé woon nañ nekk ay kanding mais ki taxoon nit ñi di jóg gis nga Mbaye Guèye bu daanoon parce que dañ ko doon daaneel comme ñëpp ok àdduna bu tukki loon maanaam da ngay gis ñoo xam ne et d'ailleurs même nee nañ arbitre yi dañ doon am problème yow balaa ngay siffler ne Mbaye Guèye daan da ngay xoolaat sa bopp yii non c'était gis nga moom mas na même biir Fass nii buntu këram foog naa moo janoon ak marché bi pour nga am fitu romb fa sax wax la woon wol c'est-à-dire xam nga moom ak ay xaritam yeeg yooyu dañ doon toog noonu bunti dama ne la góor dëgg mooy romb foofu ok beneen aspect boo xamante ni liñ koy wax itam bëri na muy aspect
culturel ci wàllu làmb lan la moom si laa lay expliquer lan la si apporté. xam nga boobu xew yeeg yooyu ay Sorano ngay dem costume wala ay dem stade football ak yooyu gis nga ñi nga xam ne dañu dellu cosaan c'est-à-dire sol grand boubou dem ci xew ci làmb ji lañ ko tàmbaliyaat maanaam doo dem làmb ak costume xam nga pour nga sañ xam nga bu njëkk ca booba diggante waxuma la année kii waaye temps Senghor ay sabadoor ak yooyu daawul dugg palais non da ngay costume tubaabe sinon doo bokk doo nekk député doo bokk d'accord da ngay am nit ak yëpp mais jànguloo doo nekk député làmb ji ba ñu koy filmer nii di ko wane télévision ak yooyu ci ñoom la commencé te Mbaye Guèye moo ko jiite maanaam ñuy naan moo tax ñu koy wooye sport de chez nous tey bi ñu commencé d'ailleurs amoon na émission bu tuddoon noonu mais xam nga loolu parce que football lañ doon ne moo gënoon a kii mais xadaru làmb ji dafa boole ànd ak revendication d'identité maanaam ñun ñu ngi fii lañ bokk war ngeen ñu bàyyi xel te Mbaye Guèye noonu la doon def gis nga su doon ñëw stade d'abord day tardé su ñu nee service d'ordre bi barrière yeeg fii lay jaar kii fee day ne man du ma jaar fii laay jaar ba ma barrière bi ne ko lay policier naan ñii xeex bi c'est-à-dire moom ñëwam rek spectacle woon yooyu yëpp la ci boole di dugg ci stade beeg oto foog naa ci moom la foog naa su ma kiiwul juumul maam góor gi Njaay maam góor gi moo yoroon benn dauphine moo doon dugal Mbaye Guèye ci stade bi ok ñoom seen ñëw rek beneen façon la woon c'est-à-dire maam góor gi nag c'était un poète moom su doon bàkku fi non attends ñoom dañu indi loo xam ne xam nga dañuy naan Tyson dafa révolutionner làmb ji en fait Tyson dafa jox làmb ji standing yóbbu ko ci dimension presque mondiale daf ko jox dimension mondiale parce que mbër buy signer 100 millions pour benn combat xam nga kooku war nañu suñu amee tuuti fayda ay touristes di jóge ci àddina bi yëpp ak ay grandes marques sportives ñëw di fekke suñu làmb mooy sport business bu mu doon wax voilà mais identité làmb ci Mbaye Guèye laa ko jàppee maanaam mu génn ci ghetto bi génn ci baraak yi dugg stade télé di ko filmer en direct xaalis bi di taw loolu ci Mbaye Guèye laa ko un peu comme rap bi nu mu juddoo woon exactement ci revendication voilà. Engagement exactement di wane ne yéen a ngi bëgg sanc réew mi te boolewoon ñu ci te dinañ leen wane ci ñun ci lañ bokk Mbaye Guèye dem ba créer loo xamante ni ba léegi ñu bëri ci xale yi ñu ngi koy def peut-être xam nañ ko peut-être xamuñu ko tuus bi soow bi ngemb bi dama ne la yooyu gis nga xam nga ñun dañuy nekk fii naan Sénégal dëkku jullit la machin kii ak yooyu mais gis nga ñëw gis gars yi takk ay téere di sottee ko ay soow ak yooyu te doo ne lii du ay xërëm xam nga loolu dafa rëy ba nga xam ne ça ne choque personne exactement ci làmb ji moo ñu delloo suñu xel parce que fii koo ci gis samedi day dem wuti mu tàkk sangu naan mais du ko wax moom nag làmb ji dafa fésal suñuy cosaan ci loolu te ci man c'est une vraie révolution culturelle maanaam dañu wane ne réew mi nii la mel soo bëggee xam Sénégal naka la mel demal làmb ji moom mooy wane suñu identité dëgg ci làmb ji nga koy gisee te loolu balaa muy génn ci ruqaanu faas yeeg yooyu il a fallu que ñu am xadar bu toll noonu di ko xeex ba xëy bés di feesal ay stade mais ku wax Mbaye Guèye itam wax technique bi nga xamante ni amoon na ko ci wàllu lamb entraînement bi athlète la woon ci boo ko doon gis nii rek mu taxaw non waxuma la athlète ak loolu mais daf ci tegoon leneen c'est-à-dire xadar bi man damay jàpp ne gis nga champion dafay mer gis nga mbër boo dégg dama mës a toog déglu bi Gris Bordeaux bi muy doog a takk jabar xaw ñu koy wax muy naan waaw boo nag may indil ay croissant au lit petit déjeuner au lit yaa ngi keroog lañ ko commencé duma waaye mbër de mer
mbër moom dafay mer moom daf ci boole woon boobu xadar mer boobu nga xam ne mooy tax nit di léeg-léeg di weesu li ko kàttanam waroon mën a may sur motivation boobu dafa amoon leneen lu mu ëmbaale te gëm naa ne condition sociale am nga xam ne daf ko lànk ne moom du bokk ci réew mi ñu koy néewal doole ak di ko bañ fay daal loolu la mës a taxawee te dafa may fit may yokk fayda néew doole gi ndaxte ci la ñuy naan attends jamono yooyu nga xam ne ku jàng ku kii la ñuy faale kii jóge fële dóor ngembam di fayee ko million boobu 1 million day jënd oto bu bees tàq cash 1 million waaw te loolu la moom moo ko njëkk a revendiquer te moom su doon fayee ko 1 million beneen mbër bi ay 400,000 ak ay 500 ngay fayee ko ak cachet yi du yem déedéet non bokkuloon ak kenn moom mënoon na feesal stade mu daanoog ba pare nag dafa am loo xam ne dama koy gis ci Balla Gaye 2 Baboy ak Eumeu Sène c'est-à-dire sa xel day dal da ngay ni kii dafay ñëw pour bëri du ci def ay kii Mbaye Guèye bi muy song ay Double Less ak ay Robert Diouf ak kii Moussa Diamé faisait 130 kilos Mbaye Guèye en faisait 90 différence ci masse maa la wax li dañu ne salaamaaleykum mu dóor ko waa ji toog ci yu mel noonu la non asa du kii la dóor Robert Diouf mais Moussa Diamé daf ko lalal basang xaw ma nu ñu koy waxee waa ji ne waaw tegal chaise waa ji kii nga xam ne dafa amoon fit et c'était un homme intelligent fit boobu moo ko may titre tigre de Fass ci combat bi nga xamante ni moo doxoon ci digganteem ak Sa Ndiambour donc loolu itam mu nekk kii boo xamante ni daf ko topp d'ailleurs yenn ci mag ñi nga xamante ne ñu ngi Fass sax ñoom dañ jàpp ni Fass benn tigre la am te moom la mos a am muy Mbaye Guèye un seul en fait mën nañu am 100 mais le vrai le seul moom la moom ak Sa Ndiambour dafa toj arcade bi su ma juumul dañ ko ñaw à vif noonu ci kii bi ci médecin bi mu songaat ko waa ji tojaat arcade bi deret bi sang ko arbitre bi ne dee kii mu ne ko bul arrêté combat bi reyanteeg moom te noonu la ko gañee ca lañ ko woyee tigre mais def na leneen Robert Diouf ak Double Less ñoo fi tëgg benn combat Leewtoo 1h30 Leewtoo ba timis passé Leewtoo kurpeñ sax demul ca la xaar mbay këfee gëddee kii bi naan leen laale leen bàyyi leen seen yaaba ji te laale voilà ca boobu la mbay gi moo wàcc ci tribune bi tas kii bi arbitre bi ñemewuloon arrêté loolu moom moo wàcc ci tribune bi dox seen diggante ne arbitre bi tasal li ñi naruñu bëri te simple spectateur la fayda mbay gi boobu noonu la meloon pour te dire xam nga pour man gis nga même mbalax bi ngay dégg nii waaw Youssou Ndour ak yooyu xam nga bu njëkk ñi doon def genre variété sénégalaise ay cubain lañ doon kii di woy espagnol ak yooyu gëm naa ne su duloon revendication culturelle boobu nga xam ne dafa wane suñu cosaan ak suñu melokaan même musique bi ak yenn orientation culturelle bi ñu am mbalax bi ngay dégg sabar yeeg yooyu gëmuma ne mbalax bi dina demee noonu daf si am impact mais attention ci la ñuy doog a on peut parler d'impérialisme wolof maanaam culture bi mu imposé ci société bi même su dee xam nga dañu naan ñi ñoo fi ëpp ak yooyu mais c'est pas évident il faut que mu am porte drapeau koo xam ne cosaan beeg aada beeg caada beeg yëpp da kay sol ba ñëpp naw ko Mbaye Guèye ci ñooñu la bokk ci ñi ko gën a fésal ci la bokk ñu gis ni leader la woon leader boo xamante ni daf ko yàgg fësal et d'ailleurs loolu moom moo ko may statut bi nga xamante ni am na ko ci Sénégal tey bu ñu toogee xool Fass nu mu mel. écurie bi waaw justement moo njëkk sanc écurie voilà. moo njëkk sanc écurie nga xam ne non seulement c'était un homme intelligent
mais li mu doon def daf ko feesoon mu ngi nettali bés xam nga Bassirou Diagne ancien moo ko njëkk a tëggal làmb fay ko million bi. Bassirou Diagne loolu. moo ko Robert. mu ngi nettali bés nee na Bassirou Diagne xam naa dafa doon def teraanga jënd foog naa ay ceeb ay xarak yooyu yóbbul ko yaay mbéy gi ñëpp xamoon nañ ne mbéy gi yaay ji moo doon sëriñam. moom fi mu tegoon yaay ji tegu foon kenn moom daal loolu moom c'était de notoriété publique mu dem defal yaay ji teraanga mbéy gi ñëw fekk fa teraanga bi mu ne yaay ji delloo ko. ah bon waaw mu delloo ko Bassirou Diagne ne ko yow lu tax nga delloo ma sama nga ne ñu delloo ma teraanga bi mu ne ko ni nga ko defee la. waroon nga ma ko jox ma jottali ko mais soo jaaree sama gannaaw loolu damay bañ ëllëg nga jaaraat sama gannaaw ñaan ko loo xam ne duma ko mën bañal. looloo doon léegi c'est-à-dire daf ko feesoon del ba pare xam nga su moo doon koo xam ne. fu mu dugg da ngay xam ne gaynde ñëw na dëgg c'était pas doon koo xam ne il était ordre sam daanu parce que mbër day daanu xam nga. il a eu je crois ay 7 défaites wala yooyu. daanu mbéygee àdduna bu tukki loolu. ndax da ngay Fass Médina Grand Dakar da ngay mel ni dëj. ëppaloo. mais combat bi fi amoon daaw ba léegi. moo kii la Double Less la waaw moom xam nga Double Less déjà Double Less daf ko njëkk a daaneel. foog naa mu jël revanche am te xam nga Double Less Kër Mbaye Guèye la dal ba mu yegg si. waaw bu moom moo ko doon jéem a encadré ak yooyu Double Less xëy bés beddeeku beru. bi mu ko njëkkee tukk foog naa ca la ko gañee Mbaye Guèye jël revanche am. mais combat boobu ngay xam ne waa ji am na fit. ni mu songee Double Less ba bot ko wala ñoom daal ñoo ànd ci suuf kenn xaarul verdict bi. waa Fass dañ ko gàddu rek dem seen ci ñoom gagné nañu quoi. arbitre ba nekk fanaan non c'est-à-dire wóoru koog yooyu ba tey ba sànq. loolu mooy kii bi c'est-à-dire il a fait le combat moom daawul xaar. du la xaar nga ñëw day ne salaamaaleykum su gisee ne ñëw rek mu fekki la. tey ku mel ni Mbaye Guèye génn àddina nan la ñu mën a def ba rendre ko hommage mais itam jàngale li nga xamante ni moom la yoroon ci ñi nga xamante ni mooy nouvelle génération bi. bon de toute façon moom am na woy ba pare man jàpp naa ne waa Fass tali bi gën a rëy foofu moom lañ ko war a tuddee. loolu moom dafay loo xam ne parce que gëdd bi mu jox Fass. jox ko identité soo ne woon waa Fass da ngay ni si ñii ñu bëri histoire lañu. Mbaye Guèye doo nga tax doo leen ñeme da ngay nawetaan ak yëpp suñu ne waa Fass ñëw nañu ku ne affaire bi tey arbitre bi sooy arbitre da ngay seet looy siffler. waaw dañ dem bokkale leen étiquette boobu noonu. nawetaan parce que moom moo doon presque patron ndey ji réew équipe am la woon. mais sawaay sooy arbitre ndey ji réew football ak ñoom da ngay seet. naka ngay siffler ak looy siffler. moo yow gis nga déjà war nañ ko defal lool ci man arène bii nii nationale te amagul turandoo. moo ko moom. Mbaye Guèye lañ ko war a tudd. oui moo ko moom. loolu moom xaw ma parce que tam y a eu de très très grands champions mais gis nga révolution bi mu indi waxuma la ci làmb mais ci société sénégalaise sax jaroon na loolu. raw na mbër. waaw raw na mbër. mais ci jàngale bi itam parce que côté engagement boobu noonu xam nga tey bu ñu demee ba mën a jàng histoire rap que ni kat fii la juddoo ñii ñoo porté combat bi def ko muy engagement ba tey mu nekk benn mbir boo xamante ni fépp foo mënti dem ci àdduna bi day feesal ay stade day def leneen ak leneen. est-ce que mënuñu jël exemple boobu. def ko par exemple ci làmb ji mais ci image yu ki nga xamante ni moom moo di. Mbaye Guèye oui moom la dafa def loo xam ni. xam nga nit ak légende bokkul. xam nga da ngay am ñoo xam ne seen bàyyi rek seen kii ba dañ leen di sosal loo xam ne xëy na mégoowul ak seen coono quoi. dañ leen di ko rafetalal. Mbaye Guèye moom du loolu au contraire jàpp naa ne fi mu yóbbu
société sénégalaise waxuma la làmb mais société sénégalaise fi mu ko yóbbu. ak identité bi mu ko jox. du waruloon nekk koo xam ne day dem ba noppalu ko ñuy doon léegi ndeke mu ngi woon fii ak yooyu ñun amuñu jàngat amuñu seetlu. Sénégal nag moo mel noonu amuñu jàngat amuñu seetlu mais kooku film sax parce que histoire am. film la du loo xam ne nit mën na ko nettali nii am na ci ay yu ndawaan yoo xam ne mais c'est une histoire de fou. C'est-à-dire waa jooju ci man il a défoncé les portes les ascenseurs culturels et sociaux. C'est-à-dire da ngay nekk ci réew mi naroo mën am oto naroo mën am dara moom parce que jàngoo parce que Fass nga dëkk walla xam nga. doo tubaabewoo ak yooyu moom dafa won ne mën nga fi juddoo màggee fi demoo école ci tubaab yi te da ngay tekk ci réew mi par force. ascenseur social boobu ci ñi ko njëkk a ubbi la bokk. te loolu moo tax après nga gis ay mbër di dem bay laal ay cachet 100 millions ak yooyu mais ubbi bunt bi moo gënoon jafe. te c'est ce qu'il a fait. oui. Incontestablement. amoon na ay champion ay falang ak yooyu mais moom leneen la ci yokk. maanaam yemuwul ci man mën naa bëri rek day wane ne réew mi dañu war a lànk ñi mel ni man dañu war a lànk ñu defaraat réew mi boole ñu ci. seule la lutte libère comme ni ko Thomas Sankara doon exactement moom dafa xeex loolu. nooteel bi daf ko xeex ça c'est clair. et il a choisi un métier. nekkul ouvrier ak dafa man mbër laa di bëre ba keroog muy nelaw encadré na maa ngi doon dégg mujj gi balaa muy feebar dafa def AVC foog naa. mu ne woon day sanc écurie Safeen parce que foog naa cosaanam côté xombol yooyu la. ñii naan lébu la ñii naan séeréer en tout cas daal dégg naa ko muy naan day sanc écurie bu bees bu tudd Safeen donte. moom Fass mooy kiyam mais xam naa ne ñàkkuloon tam mu bëgg décentraliser comme on dit. yóbbu ay kii ak yooyu mais kii moom waa Sénégal war nañ ko sargal. sargal ko mais itam donte naam nekkatu fi mais vendre ko ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy ma ne la histoire am jar na def film. yii ngay gis ñuy naan ay xam nga ñun dañuy jël ay héros yoo xam ne dañu koy tànnal. dañ koy jéggaani mais ñi nga xam ne ñoom ñoo tax ba réew mi mel ni mu mel ku mel nii waruñoon xaar sax waroon na am film nettali moom. de son vivant ba pare nettali histoire am parce que du lu yomb xam nga jamono ji neex na ku mu neex wax lu ko neex ak yooyu. ca booba nga xam ne tangu tubaab bi ak tangu Senghor mais wax ju kawe sax ñi amoon fitam bëriwuñu woon. à ce point. mais attends y avait un seul parti. looy wax ni benn journal la amoon benn parti da ngay nekk opposant ñu ñëf la ci kaso bi ak yooyu syndicaliste bul sonn doon dëkk boo xam ne nit am na sañ-sañu di revendiquer yenn kii moom il l'a fait. gis nañ keroog bi nga xamante ni dëddu na njiitu réew bi président Macky Sall def benn tweet ngir rendre ko hommage mais c'est pas suffisant comme ni ko ñu bëri waxee. xam nga xëy na il faut nga xam histoire am maanaam xam nga ku nekk tam ni nga koy gisee nga koy àtte. su dee yow mbër rek nga ko xoolee effectivement nga ne làmb ji am na ay nit xaaral ma wax ci. loolu du dara mais soo xamee histoire am maanaam soo ko yemalewul ci làmb ji kese soo xamee histoire du Sénégal société dakaroise nga xam ne Mohamed. da nga doon am xaalis am na ay koñ yoo xam ne sañoo fa jënd kër. ndax lan parce que jànguloo man su ma juumul njuga Québec yooyu moo fi njëkk am fitu jënd ay kër ay fan ak yooyu. soo amoon xaalis Medina ngay toog wala kii daal di tabax sa kii ak yooyu dañuy naan yii affaire doomu tubaab yi ca jamono jooju. dafa amoon genre. ségrégation d'ailleurs fii point européen la woon. exactement. oui non dafa am foo xam ne
yow di xanaa déggoo Medina. waaw bi mbas mi ñu ne xaar noonu la Sénégal bindoon. ci ñii dajji bunte yooyu nga xam ne war nañu mën a jaxasoo ci la bokk. Mbaye Guèye mu ngi noonu li ñu jagleeloon ci waxtu egg nañ ci. donte waxtaan kenn mënul wax ak moom lépp. ma ne la il a réconcilié la Sénégal war nañu bind quand même. man bëgg naa ko. man daal vraiment parce que c'est une page d'histoire. xam nga il a réconcilié la société sénégalaise avec elle-même. et ça c'est important du affaire mbër bu am fit ak yooyu loolu mooy Mbaye Guèye. dafa jubóole Sénégalais yi waaw ñi tubaabeeg ñi dañ doon daje stade. ñoom ñëpp ñu sol ay xaftaan. ak mu bañ a am identification sociale. exactement. foofu identité culturelle bi ñu doon ñii doon xaw a rus ak yooyu moom moo ko njëkk dindi. complexe boobu. donc ñu ngi xaar bind bi. waaw danaa ko jënd. mu ngi noonu ñun déjà iRadio defoon nañ si un grand reportage avec l'aide de El Hadj Ngagne Diagne. donc ci li nga xamante ne moom mooy làmb si Fass. du ñàkk dinañ ko gën a xóotal parce que itam comme ni ñu ko waxee sànq day baax ñu gën ko fësal ngir ñi nga xamante ne mooy ñun xamuñu par exemple Mbaye Guèye. Oui. ñun peut-être même ci ay Balla Gaye Modou Lo ay côté tuuti Tyson la ñu xam. bien sûr mais dina baax ci ñi nga xamante ne peut-être mooy. non génération bi ñu gën ko xam. dafa xam nga ciment social maanaam da ngay gis ay sénégalais yi werante naan man est-ce que tubaab laa nit ku ñu la. loolu la njëkk a jubóole. loolu la njëkk a jubóole Ibou Fall ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. waaw xam naa ba semaine prochaine. incha allah ba semaine prochaine. su bub sa réerul. waaw bu réerul xam nga moom nag aatu la. aatu la de day réer. yenn saa yi mu ngi noonu mais incha allah. dina fi teew semaine prochaine man rendez-vous ma jox leen que suba incha allah ak professeur Mbaye Thiam ci xew-xewu jamono jaajëfal bu baax a baax Serigne Saliou Dem moo féete woon ci xarale gi Fatima Ba ci digital bi si kaddu gi Mohamed Kandji la woon amoon mbégte lool doon ànd ak yéen ci xew-xewu jamono jox leen rendez-vous ëllëg incha allah mais ñaanal leen une très bonne journée merci. jamono bu ko fekkee war caa defoon lu baax jamono looy sa gannaaw la jamono ku ko fekkee war caa defoon lu baax